roy leen jikkoom ya wóor na day njëriñ te du loore mataroy mataxam roy leen jikkoom ya wóor na day njëriñ te du loore suñ maam Omar Ja moo mataroy moo mataxam roy leen jikkoom ya wóor na day njëriñ te du loore Omar Ja moo mataroy moo mataxam roy leen jikkoom ya wóor na day njëriñ te du loore xam ba bari na jikkoom ya rafet na xolam ba yaatu na martabam kawe na Omar Ja moo mataroy moo mataxam roy leen jikkoom ya wóor na day njëriñ te du loore yay garmi yay jàmbaar Cheikh Mbacké di sama Cerno Omar di sama tey ma wax sa jaloore Maam Omar Ja moo mataroy moo mataxam roy leen jikkoom ya wóor na day njëriñ te du loore yay garmi yay jàmbaar Cheikh Mbacké di sama Cerno Omar di sama tey ma wax sa jaloore Maam Omar Ja moo mataroy moo mataxam roy leen jikkoom ya wóor na day njëriñ te du loore Omar Ja moo mataroy moo mataxam roy leen jikkoom ya wóor na day njëriñ te du loore xam ba bari na jikkoom ya rafet na xolam ba yaatu na martabam kawe na Omar Ja moo mataroy moo mataxam roy leen jikkoom ya wóor na day njëriñ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen dalal jàmm di leen tatagal jotaay bu am solo bii nga xam ne woote bi yàlla la yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum jullit ñi saa yu leen ooxee ci yàlla woy ji leen suñ leen wooxee ci luy dundal seen ruux woy si leen ci loolu lañu leen woo ci loolu ngeen woy si ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu fay aji woote ji fay aji wuyu si ji ñun ñépp mu labal ñu ci ngërëmam ak yërmande di leen yëgal nag ne suñu programme tey bi programme bu gàtt lay doon bi iznillahi taala waaye programme buy fees dell la ak i njëriñ ñu bëgg ñun ñépp nag ñu dimbalante rawatina képp koo xam ne da nga koy jël kàddu ñu dimbalante ci ni ñu ko rëddee li ko waral mooy suñu sañoon tey képp ku fi teew te soxla kàddu te kàddu ga wóor na ma ne day am solo ñu jox la ko waaye xam ngeen ne timis ak takkusaan dafa jegeñ lool te waxtu yàlla wi
kenn waru koo neenal kon lépp lu ñu ci am rek mu war ñoo doy programme bi dana tàmbalee ci niñ baaxoo di tàmbalee programme l'islam mooy ñu ubbeeku ci alquranul karim ñaan yàlla ci barkeel alquranul karim mu barkeel jotaay bi danañu woo soxna Aminata Dia mu ubbi jotaay bi ak alquranul karim Aminata Dia tafaddali mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. jërëjëf soxna Ami Dia moom nag soxna su góor gi la kooku du suma nijaay léegi danañu toxal microphone bi ci imaamul akbar imaam Thierno Alioune Maaska mu ubbi jotaay bi ak ñaan. asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين توفيق إن شاء الله. ñu woo ñaar ñi nga xam ne ñooy review books yi di docteur Omar Dia ak docteur Omar Bari Thierno Omar Bari ñu ñëw jël seen place. bu loolu passé ñu ngi dalal
gan yu tedd yi teew ci jotaay bi yépp te kenn ku ci ne am dayo ci sa toogaay ak fa nga jógee waaye ngir ne ñépp xam nañu ne tudd kenn kumu ci turam ak santam mënta nekk ngeen jéggal ñu tudd peer yi banqaas yi topp xilaafatu cheikh Muaz Ka radiallahu taala anhu teew nañu ci jotaay bi toog ci toogu bi imaamul akbar imaam Cerno Ali Muaz Ka niyaabatan an xalifati cheikh Muaz Ka xilaafatu suñu baay Cerno Baaba Jallo teew nañu ci jotaay bi toog ci toogu bi xalifa bi di suñu mag Cerno Maam Aliou Diallo xilaafatu Madina Gunaas teew nañu ci jotaay bi toog ci toogu bi al imaam Amadou Ba xilaafatu Cerno Boubacar Diallo Zeydi teew nañu ci jotaay bi toog ci toogu bi xalifa bi di chief justice di xalifa Assane Diallo mi nga xam ne tey moo jiite mbooleem kooti Gambie yépp moo nekk nii toog xilaafatu suñu baay Cerno Mama Diallo teew nañu ci jotaay bi toog ci toogu bi al imam Moustapha Diallo di imaamu State House xilaafatu suñu wayjur Serigne Omar Sakho radiallahu taala anhu teew nañu ci jotaay bi toog ca toogu ba di alaaji Baboucar Sakho xilaafatu Cheikh Omar Sakho wax nañu ko xilaafatu alhaaji Duudu Sakho ñëw nañu ci jotaay bi toog ca toogu ba alaaji Duudu Sakho di ñu gën koo xam ci duut leet xilaafatu Cheikh Omar el Fouti teew na ci jotaay bi toog ca toogu ba Cerno Baba Li mu ngi nii ci seen kanam ñëw na it ay kilifa yu màgg jóge fu nekk di ci njëkkee ki nga xam ne moo jóge ba Sénégal nekk ku sopp góor gi seen diggante nekk diggante bu rattax ñu di ko wax al imam Mouhamadul Kabir Kan ñu ngi lay dalal jàmm teew na ci jotaay bi koo xam ne collègue la woon mooy jàngandoor la woon ak góor gi di professeur docteur Omar Dia ca Cairo ñu di ko wax docteur Keba Diagne ñu ngi lay dalal jàmm teew na ci jotaay bi itam Aboubacar Cheikh Ahmad Tidiane Wade Cheikh Ahmad Tidiane Wade ambassadeur moom itam teew na ci jotaay bi ñépp xam nañ digganteem ak ki nga xam ne mooy professeur docteur Omar Dia bi muy dugg ci diplomatie xam ci réew mi ci ñi nga xam ne ñiy xeexal réew mi lañ ci dëgg moom itam mu ngi ci jotaay bi teew na fi maa ngi fi gisit Serigne Ndara Aan naka laati sax maa ngi jéggalu de dama dee fàtte lool na Cerno Aan moom itam teew na ci jotaay bi xam naa da ngeen ñu jéggal nag ci benn yi ñu yemale ko foofu kenn ku ci ne ñu ngi lay gis ci sa tur ak sa sant am na ñoo xam ne seen tur dana feeñ insha allahu taala ci kanam kon ñu ngi dalal ñépp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala jotaay bii nekk jotaay bu muy gërëm te bindal ñu ci yool yu lëw te yool yooyu yàlla bu mu yàqu ci high table bi ni ngeen ko xamee imaamul akbar moo toog ci toogu bu njëkk bi topp ci kawam di al imam professeur docteur Omar Dia mi nga xam ne tey mooy borom jotaay bi topp ci kawam di mista wala cheikh su ma yeboone ndax moom mooy xalifatu Cerno Boubacar Diallo Zeydi mi nga xam ne mbooleem góori yàlla yi ñépp xam nañu ko moom moo toog tegu ci professeur docteur Omar Dia tegu ci moom alqaadi Omar Sekka nekk qaadi ca mahkama al ulya toogal fii président Supreme Islamic Council ndax moom mooy vice président kon ñoom itam ñu ngi leen di dalal jàmm di dalal jàmm it suñu yaay yi nga xam ne teew nañu ci jotaay bi fa tabaarakallaahu xanaa rek ñu di ci xaasal soxna Zeynab Diba
mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci woote jëmee ci lislaam ak liggéey bu rëy bi muy def ci biir lislaam. léegi nag li tegu ci programme bi mooy dinañ def brief biographie ci kii nga xam ne mooy borom bés bi di professeur docteur Omar Dia. lu gàtt lay doon lu tolloog 6 minutes maa ngi gisit ne suñu waajur di imam Chérif Badiane moom itam teew na ci jotaay bi ñu ngi lay dalal jàmm. ñu joxe benn brief biographie bu professeur docteur Omar Dia. professeur al imam docteur Omar Dia nekk Gambien juddoo ca Madina Serigne Mass dund Madina Serigne Mass dund Fass Thiakho ak ñaari woy juróom yu baax ya di Cheikh Abdoulaye Dia ak soxna Seynabou Ka jàng na fa alquranul karim ci jàngi ndaw jàng na ci kilifa yu baax ànd na ak ñoom tukki nañ dem nañ Sénégal rawatina ci frontière bi jàng na fa alquran ba mokkal ko commencé na jàng li mag ñi daan jàng jógee na fa dem na ba Saint-Louis jàng na fa li mag ñi daan jàng mag ñu baax ñi jaar Saint-Louis yépp lañ fa daan jàng mu jàng ba matal ko dogu nag na day yokk xam-xam waaye mu ngi koy defee nag ci ay tànkam dox ak i tànkam utali nag fa nga xam ne mooy Al Azhar University jaar ci réew yi Afrique yu bare nag te lépp mu ngi ko doon def ci ñaqi boppam di liggéey di jaay pour mën a dundal boppam man di paasal boppam jàng na ca Al Azharu Sharif ba àgg fa nga xam ne fa la njàng ma tollu woon ca jamono jooja foofa ca diir booba fa la dajeeg nag rakkam ju baax ji da imam Muaz Dia rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu taxaw ci wetam dimbale ko aar ko ci bépp coono boo xam ne naroon na ko faa dal ci ay dëkkandooram ci ay africain ya nekkoon foofa. mooy koo xam ne kii famille bi mooy ki ci njëkk a génn def mu xaamara dem Égypte jàng ba am licence jógee ko fa moo ci njëkk am itam li ñuy wax doctorat ci famille bi loolu yëpp mu am ko gannaaw ba mu amee xam-xam ba pare mu wëlbateku soobu ci yooni mag ñi mooy yooni tasawuf di ci jaamu di jàngal di jàngale place yi mu jàngale bari na muy Saudi Arabia muy Canada muy Nigeria place yu bari dem na fa di jàngale te joxe xam-xam rek la fa nekkee woon. kenn la ci jaam yàlla yi nga xam ne yàlla tànn na leen mu def ko mu di waliyu yàlla mu nekk jaam yàlla koo xam ne yàlla jagleel na ko wilaaya xaasa tax na ba ku jaakaarloo ak moom rek leer bi dina la fàttelel sa borom ndax loolu mooy li yonent bi wax ne awliyaullahi allazina iza ru'u zukira allahu taala li ru'yatihim docteur Omar kenn la ci jaam yàlla yi nga xam ne dundaam yépp ibaada la jaamu boromam la dafay jaamu boromam mu di jëriñ jaam yi mu nekk koo xam ne bés ñëw naa ziyaara si ko mu ne ma yaa Ahmad ishhad lii mu ne yow Ahmad bugga naa nga seedal ma ne man day jaam yàlla ku ñàkk solo la wante nekk naa abdun hamidun shakir ci lii lay dunde gannaaw loolu itam mu nekk koo xam ne ki ku jonjoon ak mag ñi la ci wàllu tasawuf moo tax am na sirif bi fu ma sa ñëw di ma laaj daaw ne pour mbiri Cheikh Omar ma ne ko demal ci suñ mag professeur docteur Omar Dia mi nga xam ne bu muy bind li risalaam bi di def doctorat ma ne ko mu ngi ko def ci Cheikh Omar Fouti Tall kon kooku boo ca demee di nga ca am xam-xam bu wér préfet muy koo xam ne daal li ñu xam ci moom ci yitte dundam yëpp ci góorgóorlu la ko def ci jàng ak jàngale ñu bari ci famille bi itam boo gisee ñu dem jàngi ci yitteem la ak scholarship yu mu leen jox ñu dem jàngi njaboot gi yëpp dem jàngi loolu yëpp ci dundal xam-xam la ko def kon dundam gi yëpp daal mu ngi ko def ci yitte ci xam-xam ci jàngale ak itam ci tarbiya jaar ci yoon mi nga xam mooy yooni mag ñi. docteur Omar kenn la koo xam ne cofeel bu mag ak wallere bu mag moo doxoon diggante moom ak suñu sëriñ Cheikh Aboubacar Zaydi Tijani
radiyallahu anhu wa ardah maa ngi fàttaliku bés suñu jotaay ñun ak sëriñ bi ak Cheikh Idriss al Iraqi ci kër Haji Souleymane Faye docteur Omar Dia fekke na jotaay bi keroog la Cheikh Aboubacar Zeydi wax Sayidi Idriss al Iraqi mu ne ko maa ngi lay ñaan loo xam ne may nga ma ko ci ndigal ci tariqa bi maa ngi lay ñaan nga jagleel ko docteur Omar Dia ndax kenn la ci ñun te yayoona ndigal yooyu yépp jàngale na fële ci Amity High School ba mu fa jógee am na scholarship dem na Canada jàng na fa njàng yu kawe ya ba mu fa jógee dem na Nigeria jàngale na ci Mohammed Bello University nekk na fa ab diir ba mu fa jógee jàngale na ci Mohammed Ben Saoud University ca Saudi Arabia foofu itam nekk na fa ab diir balaa ñu ko def ambassade mu am embassy ga foofa bu Gambia ca Jidda ba nga xam ne nekk na ci war naa nekk diinu ambassade yi nekk ca Saudi Arabia ba mu fa jógee maanaam ba mission booba jeexee mu liggéey ci IDB amee fa special department boo xam ne moom moo ko doon doxal foofa it ba mu fa jógee dem na Malaysia nekk fa lecturer ci university yu Koweya foofu it ba mu fa jógee ci la ñib si fii nag ci Gambia fekk taxawal na foundation bi nga xam ne moom la tuddee way juróom bu baax wa di Cheikh Abdallah Dia foundation charitable foundation bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy di dimbale nit ñu ñàkk ñi te feebar ñu di leen faj te seen butuut du ci dugg ci loolu la docteur Omar Dia ba tey jii liggéey boobu mu ngi dox docteur Omar Dia mii mooy imaamu masjidu taqwa di xatib nekk na it waarekat nekk na kuy leeral xel ak xol nekk na kuy defar ruux te mu ngi ko jaarale ci programme bi nga xam ne moom la ñu tuddee Minbaru Nuur kooku nag tey mooy loñ ci ñaari buksam yi nga xam ne benn bi mu ngi tudd soufisme mu jaarale ko ci liggéey Cheikh Omar el Fouti radiallahu taala anhu benn bi ñu bind ko ci moom mooy ay jaar-jaaram di mémoire bi kii yal nañu ko fi yàlla yàggal kii yal na ko yàlla yokk leer mu yàgg fi lool ànd ak wér ak tal te itam yàlla jëriñ ci nation bi yëpp te lépp lu mu liggéey yàlla bu mu sooy wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu yàlla nangu ñaan yi yàlla bu liggéey bi yàqu yàlla na ci ñu bari jëriñu bokk yi léegi ñu toxu nag ci liggéey bi yéen a ko dégg dinañ fi lonc ñaari bukk bu njëkk bi title bi mooy The Footprints of a Foot Soldier of Islam noonu la tudd njeexitalu jéegooy soldaaru bi yàlla ci lislaam jaar-jaaru soldaaru yàlla ci lislaam kooku mooy professeur docteur Omar Dia ki ñu jox nag mu war a wax ci bug boobu mooy doomam di docteur Omar Dia junior danañu ko jox waaye sax jarul ñu di ko wax moom nangutoo na ak ñun ci time bi nga xam ne moom lañ ko jox kon saata docteur tafaddal mashkuran bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk yi ñu ngi leen di balu àq di sàkku ci yéen ndigal pour dem liggéey bi nga xamante ne dañu koo sant xam naa ne ngeen baal ñu ndax dañ ko bindoon ci anglais te it waxtu amut ndax dañoo nekk ci tukki ci jéem a dem nii dañoo am flight 8 o'clock xam naa ne lu mer rek ñu ngeen baal ñu àq ngeen nangul ma ko waaw. The footprints of a foot soldier of Islam yaakaar naa Alaaji Ousmane jëm na ko tekki ci wolof muy footprints di baat bu jafee tekki ba maa ngi ci doon wax sax say xalifa bu ma ñëwee ne ko lan lay firi waaw xam naa daan njeexital daru gënu ko cee baax wala jaar-jaar bu ko defee ma ne the footprints of a foot soldier of Islam
It's a curious mixture of autobiography and spiritual depth, of ecstasy, of mystic self-transcendence. We welcome all of you to this brotherly and spiritual ambience, aiming at attracting hearts to experience collective and community consciousness. The purpose of bringing this book to light is for it to serve as a foundation head or the fountainhead of light for the young generation of today and for posterity. The title, as creatively crafted, and the linguistic style, as innovatively designed by Mr. Baba Silla, an icon of literary and intellectual depth, speaks for itself and speaks volumes about the author's objective and goal in laying this strong foundation. The footprints of a foot soldier of Islam represent a visible straight path and a track of proper upbringing, perseverance, devotion, dedication, commitment, patience, and professionalism. The book stands out in terms of both content sophistication and the spirit of retired but not tired. Retired but not tired. وكل من بادر وقت الصغر إلى الهدى استراحة وقت الكبر. About the book, about the author, there is an Arab maxim, al-alam la yu'arraf. Professor Omar Jah is an alam, a well-known global figure with remarkable achievements. He can be described as a tall edifice built on 4 fundamental pillars. First, academically, he is full professor, exceptionally renowned in his area of expertise with lots of publications. Today's launching of 2 books is a witness to that. Second, he is socially the founder of Sharab Hospital and the engine behind the Sheikh Abdullah Jah Medical Caravan. Third, in the field of Islamic propagation, da'wah, he is an imam by birth, the founding father and the fountainhead of Minbarun Noor. And fourth, in the field of self-discipline, tarbiyatun nafs, he is a watat, a wedge in the mystical language, for those who understand the mystical language. He is Sahibul Maqam, who the late renowned Professor Malik Badri described as the Sufi Yanke who entered Saudi Arabia as a mutasawwif, lived there as one, and left there as one. I, in fact, have added that he did not only get out of that country as one, but he was able to sow the seed of at-tasawwuf in Saudi, water it to grow in various cycles, flourishing up to date. This is just the tip of the iceberg of my hero. Second, the content of the book. The book is composed of 2 main parts. One is purely exoteric and autobiographic, and the other part is largely esoteric. It contains 23 chapters ranging from the narrative of the birthplace of the author in a small village of Medina Serigne Mas in the Gambia, to the ambassadorial ambience and professorial epics on the Damansara highland in metropolitan cities of Riyadh and Kuala Lumpur, respectively. Between these 2 extremes, we have discovered a Gambian Ibn Battuta adventurer. We have discovered a Gambian Ibn Battuta adventurer through the Western African savanna in Ghana and Ivory Coast to the East African desert of the Sudan and Egypt. In this risky trip of the barefooted hitchhikers, and I think this is where Baba, I know when he comes, I think inspiration for him to title the book comes from there maybe. In this risky trip of 2 barefooted hitchhikers, Allah alone was the guide. Of the 2 twin-like companions of young Omar Jah and young Mbake Ka,
In Egypt, where the author toiled to marry his African early traditional educational philosophy with the new conventional Arab educational philosophy, I was an eyewitness of the very old Hussein Mosque in Darasa, Cairo, where the young Omar used to sleep on the rough, uncovered coal floor. It was this struggle that cemented the marriage of the two educational traditions, crowned by his mastery of English language, which propelled him to further his education in the West, in America and in Canada, with distinction epitomized by and in the other book, Sufism, which is going to be launched also today. It was, however, unfortunate that with all such fulfillments and amazing results, after his return to the Gambia with high hope of serving his country, the book explains that the neo-colonial mentality of his own people disgracefully let him down frustratingly. Application after application for a job was proven futile with an excuse of being academically overqualified and questioning of his own Gambian citizenship. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. But this unfortunate and illogical closure of all doors on his face would not frustrate people of his caliber, who are divinely guided. For when one door is closed, other doors are open. Continuous dependence on Allah opened the new horizon in Nigeria, Saudi Arabia, and Malaysia as a fulfilling academician, a luminary, diplomat, and a banker. However, going through the book, what stands out for me personally is the author's professionalism as a diplomat. It is mesmerizing to see high accuracy of the sequencing of his records of his diplomatic missions, day by day and meeting by meeting, with dignitaries ranging from kings and presidents down to his colleagues in the field. It's worth noting that in these series of meetings, two have to be singled out here, and that was during his mediational role in Iraq War. Iraq-Iran war, was really tough. His meetings with both President Saddam Hussein and Khamenei, the current Iranian spiritual leader, cannot be ignored. The mediation was a remarkable success, leading to the de-escalation of hostility between the two countries. To conclude the content of the work, let me venture to claim that the most breathtaking chapter of the book is the chapter 21 entitled Basking and Grounding, the Flora of My Confederates. I was so amazed by Baba, whose style of writing is really amazing. Basking and Grounding, the flora of my confederates. It is this chapter that has captured the esoteric dimension of the book. It delves into the author's companionship with the number of luminary Sufi masters, such as Al-Haji Baba Jallo, Baye Niass, Cherno Boubacar Jallo, and Dabakh, and many, many of them. I should point out that originally the whole book was merely autobiographical. However, during my final dictational sessions, because I was sitting with him and then he was dictating to me, during my last dictational session with the Sheikh, I was intuited to see the gap. I told him the book would not be truly meritorious with the absence of your inner spiritual interaction with the Sufi elites. Even though we were both already exhausted, the Sheikh instantly agreed to add the chapter. This chapter represents the second phase of the coin, the concept of sohbah, companionship, and ziyara, visitation, and the bond they create between the student and the master is fundamental in creating a well-rounded individual like my hero. And because of the constraint of time, I will spare
the exoteric part from quotation. But my inspirational temptation would not let me spare quoting from the esoteric part. The chapter is full of them, but two stand out. لقاء الأحبة لقاح وهذا تأويل لرؤياك. لقاء الأحبة لقاح وهذا تأويل لرؤياك. Translated as meeting of loved ones in Allah is a form of pollination or marriage. And this is the interpretation of your dream. You know, this is very interesting because the Sheikh had a dream about Dabbagh giving him a wife. He told me. Years ago, he had the dream that Abdul Aziz Dabbagh was giving him a wife. But he didn't tell him. 7 years later, he went to visit Sheikh Dabbagh in Dakar. And there, the dream was interpreted. Because Dabbagh came and hugged him and said, لقاء الأحبة لقاح. هذا تأويل لرؤياك. Can you imagine? And this I will maybe just make a short thing in all. And then the second quotation that I would tell is لو لم تكن لي صحبة الأخيار ومناجاة الله في الأسحار ما وددت بقاء ساعة في هذه الديار. لو لم تكن لي صحبة الأخيار ومناجاة الله في الأسحار ما وددت بقاء الساعة في هذه الديار. Had it not for my companionship of the chosen ones and my hours of dawn solitude, I would not have wanted to be on this earth for another minute. Very interesting. So thank you very much. This is for the English. Just ma gàttal rek bu li ma mujj a wax ci liqaa'ul ahibati liqaah hadi ta'wilun li ru'ya. Book bi bu ma koy seet bi ma ci gën a neex mooy paatu ñaareel bi nga xamante ne dafa cee daje góori yàlla yi ndax biñ koy bindee dama ne ko sa dund ak sa ambassadeur ay yooyu yëpp baax na waaye sa daje góori yàlla yi liñ ciy jàng daal man la moom la ñu def ko nag benn chapter boobu ma jëlee ci rek waxam boo xamante ne Cheikh Abdoul Aziz moo ko wax mais dafa géntoon ne sëñ bi daf ko war a may jabar te booba yàgg na mu toog after juróom-ñaari at mu dem seeti ko gént googu nga xam ne géntoon na ko mu dem sa Cheikh Abdoul Aziz ca Dakar léegi ko taseeg moom xoog ko rek ne ko ay xarit wala ay soppe buñ dajee xeeti sëy la lii nii muy sa firi gént ga. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Thank you, Dr. Omar Wes. Yes, you are welcome. ñu ngi sant Dr. Omar ci liggéey bu rëy bi nga xam ne def na ko pages yu bare yi mu wax ko ci within 10 minutes ci anam bu yéeme bi ñu ngi koy sant di ko gërëm yellante ko nag time amoon ba li mu làkk ñu wax ko ci làkk yi ñu namb waaye loolu ñu ngi leen di jéggalu rek xanaa ba beneen jamono jërëjëf docteur Omar léegi ñu toxu ci beneen book bi mu ngi tudd Sufism and the 19th century reform movement in West Africa loolu mooy second book bi author bi mooy professeur docteur Omar Dia ki ko review mooy docteur Thierno Omar Bari docteur you welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maa ngi njëkk a nuyu suyuux yi nekk ci kaw taabul bi Maam Ratib professeur Dia suma cheikh Hassan Diallo ak Khadi di nuyu suyuux yëpp nekk fii mënuma tudd ay tur ndax dañ ma jox time kon nag bégti la bu baax ci liggéey bi ñu ma sas waaye liggéey bu métti la kon nag li ma pare woon a def mooy jël benn ñetti minutes ci olof ma wax tuuti rek ndax li ma war a defar foog ma wax ko ci anglais book bi ci anglais lañ ko bind te kon du ma ko jox axam ndax time bi ñu ma jox sax mënumaa jox book bi axam book bi alhamdulillah man yàgg naa di gestu affaire yi cheikh yi nekk West Africa cheikh yi diine yi Cheikh Omar Fouti bokk na ci
Cheikh Ahmed bu nekk Masina bokk na ci ñoom Fouta Jalong ni mu jógee ak ni mu yàggee bokk na ci ak suñ kilifa yi nekk Gambie tamit moom ñoom Cheikh Imam Maska ñoom El Hadj Boubacar Bansang ak ñoom Thierno Baba Diallo lu ma yàgga gestu si ñooñu la am na ñoo xam ne sax yàlla may na ma tase ñoom si suma dund waaye bi ma professeur joxe book bi may ma ko ne ma jàngal book bi ma jàng ko 1 week laa jël bi ma ko jàngee alhamdulillah si laa gis ne ndeke ñun war nañoo bind suñu own stories ndax professeur lim bi def si book bi mooy bi mu koy gestu jël na ko lu mut ay juróom-benni at su ko ëppul sax te amul ñépp ñoo xam ne demul uti leen pour mun a am sources yu yoo xam ne mooy xaqiiqa mooy dëgg ci Cheikh Omar Fouti yooyu yëpp la dajale mu defar nag analysis boo xam ne wax dëgg yàlla koo xam ne miinu di jàng bu bii soo ko doon jàng sax xëy na da nga see am jafe-jafe ndax bii lañ mooy ooye bug boo xam ne daf ko research dëgg sources yi yëpp la wone mooy scientifically research bu te tamit dafa jël tamit lu taarixa yu français yi binda ak tubaab yi wane ne dëgg-dëgg ñooñu sax si seen taxawaay bi ñooy wax dañ bias te yooyu yëpp daf ko wane tamit si very objective maanaam kon nag li may analyse bi ma ko njëkkee defar 15 pages laa génne ma fekk ne loolu sax doyut waaw imaam na mag ne ma awma time mu ne ma 15 minutes rek laa yore ma ne ko 15 minutes mënu ma cee wax dara mu ne ma dee jëlal 15 minutes ba 20 minutes may naa la beneen 5 minutes léegi nag daf may ma def ndax àq book bi kay su ma ko waree jox tey si English laa koy def ma wax ci gaaw pour mën a joxe idea ñi fi nekk lan moo nekk ci book bi waaye foog book bi nit ki jox ko read ko pour mën a understand book bi. The history of Islam in West Africa is rich and multifaceted, shaped by centuries of dynamic interactions between religious scholarship, political authority, and social transformation. In Sufism, in the 19th century reform movement in West Africa, a case study of El Hajj Omar Fouti, philosophy of reform, Professor Omar Jah meticulously examines one of the most influential figures in this history, El Hajj Omar Fouti, whose life and work exemplify the integration of Sufi spirituality with socio-political reform. The book provides a comprehensive analysis of El Hajj Omar's reformist philosophy, exploring the ways in which his faith and intellect inspired a movement that sought to transform West African society along Islamic principles. At its heart, this book is not just a historical account, but also a reflection on the enduring relevance of Islamic scholarship in addressing societal challenges. The author, His Excellency Professor Dr. Omar Jah, brings a unique perspective to this study, drawing on his extensive academic training. As a Gambian scholar and diplomat, Professor Jah's connection to the region and his profound understanding of Islamic thought position him as an authoritative voice on the subject. His work is deeply rooted in a critical examination of primary Arabic sources, including Al-Hajj Omar's own writings, as well as an astute engagement with Eurocentric historical narratives, which he challenges with balanced and well-researched arguments. This book is particularly significant for its exploration of the relationship between Sufism and reform in the West African context, a theme that has often been overshadowed in broader Islamic studies. By focusing on El Hajj Omar's life, Professor Jah highlights the transformative power of Sufi spirituality in addressing both spiritual and material concerns, demonstrating its capacity to inspire movements that transcend individual communities. The book's detailed approach, combined with Professor Jah's deep personal and scholarly connection to the subject, makes it an invaluable resource for understanding not only the historical significance of El Hajj Omar, but also the broader implications of Islamic reform in shaping the socio-political landscape of Africa. Before delving further into this review, I would like to take a moment to express my profound gratitude for the honor of being entrusted with this task. Reviewing this book is not just an academic exercise, but a deeply personal and humbling experience. This opportunity holds even greater significance for me, as I am well aware that within the extended family are scholars of extraordinary caliber, whose academic achievements and intellectual contributions far exceed my own.
To be selected for this role in the presence of such exceptional individuals fills me with a deep sense of humility and responsibility. I extend my heartfelt thanks to Uncle Fafa Idris Mbai, unfortunately he's not around, whose kind recommendation paved the way for me to take on this meaningful endeavor. Uncle Fafa's unwavering encouragement and faith in my abilities have also inspired me to strive for excellence. His guidance and support remind me of the vital role of elders in nurturing the next generation, and for that I'm truly grateful. This task is not merely about analyzing a book, it is about honoring the legacy of a towering scholar like Sheikh El Haj Omar Fouti, and celebrating the efforts of His Excellency, Professor Dr. Omar Jah, in preserving and sharing that legacy. I am humbled by the opportunity to contribute in my small way to a deeper understanding of this rich and transformative period in West African Islamic history. So I'll proceed with the review. I'm not going to introduce Professor Dr. Jah. He has already been introduced. I'll skip that part to gain some little time. But Professor Jah's book, entitled Sufism and the 19th Century Reform Movement in West Africa, a case study of El Haj Omar Fouti's philosophy of reform, comprises 9 chapters. But the 8 chapters are the core chapters, and they span 289 pages. It was published in 2023 by the Raja Zarif Sophia Center for Advanced Studies in Islam, Science and Civilization at University Technology Malaysia in Kuala Lumpur. Professor Omar Jah's book is a scholarly tour de force that situates the life and work of El Haj Omar Fouti within the broader discourse of Islamic reform and leadership. By combining rigorous research, careful analysis of primary sources, and a contextual understanding of 19th century West Africa, Professor Jah provides a nuanced portrait of a Sufi leader whose contributions continue to inspire. While the book excels in many aspects, it also offers areas for further critical reflection. I'll begin by the scholarly depth and methodology. Professor Jah's most notable achievement lies in his meticulous use of primary Arabic sources, including Al-Hajj Omar's own writing, such as Rimah al-Hizb al-Rahim, and that of his disciples and contemporaries. This foundational work by El Haj Omar, rich in theological and philosophical insights, is skillfully analyzed by Professor Omar Jah to uncover the guiding principles behind his reformist philosophy. Professor Jah balances this with critical engagement with local histories and colonial era accounts. Sufism as a catalyst for reform. A standout aspect of Professor Jah's work is his treatment of Sufism as both a spiritual and socio-political force. He highlights El Haj Omar's affiliation with the Tijaniya order, demonstrating how Sufism provided the foundation for his vision of reform. Professor Jah's analysis underscores how Sufism, far from being passive or apolitical, was central to El Haj Omar's efforts to create a just socio-political order. Leadership and legacy. The book provides a balanced assessment of El Haj Omar's leadership, portraying him as a visionary who combines spiritual authority with political pragmatism. This dual focus on spiritual reform and governance sets El Haj Omar apart as a leader whose mission transcended his time's immediate political and social context. Contribution to historiography. Professor Jah's work makes a significant contribution to the historiography of Islamic reform in West Africa. By centering his study on El Haj Omar, he provides a fresh perspective on a period often overshadowed by Eurocentric narratives. Professor Jah reframes the jihad not as a reactionary movement, but as a proactive effort to address spiritual and societal decay. Narrative style and accessibility. Professor Jah's narrative style is characterized by scholarly rigor and precision, which enhances the book's credibility, but may limit its accessibility to non-specialists. The dense academic language and frequent references to primary texts requires readers to have a strong background in Islamic studies. Professor Omar Jah's use of direct quotes from El Haj Omar's writings adds an authentic voice to the narrative. So Sufism and 19th century reform movement, the book, provides a detailed exploration of the life and philosophy of El Haj Omar al-Fouti, whose legacy profoundly influenced the development of Islamic reform and Sufi leadership in West Africa. The book connects El Haj Omar's reformist ideals with the broader tradition of the Tijaniya order, a significant Sufi movement that shaped religious, social, and political life in the region. Professor Omar Jah's study offers insights into the enduring impact of El Haj Omar's principles on leaders and movements in Senegal, the Gambia, Mali, Nigeria, Guinea, and other parts of West Africa. We can all relate to the key Sufi leaders that come to mind. For example, Sheikh Ahmadou Bamba Mbaké, whose emphasis on spiritual renewal and continuity
community development aligns with the overarching goals of reform found in Elhaj Omar's philosophy. Sheikh Ibrahima Niass, a prominent Tijaniya leader in Kaolack, Senegal, played a central role in expanding the influence of the order across West Africa. Niass teachings focus on accessibility to divine knowledge, integrating spirituality into daily life, resonate with Elhaj Omar's emphasis on practical applications of Sufi principles for societal reform. Sheikh Maska, another influential figure within the Tijaniya tradition in the Senegal and the Gambia, whose establishment of religious institutions and promoting Islamic education reflect the legacy of Sufi reform that Elhaj Omar championed. And of other great scholars in the Gambia, we have Sheikh Cherno Baba Diallo and Sheikh Alhaji Boubacar Diallo of Bansang, who contributed to the spread and adaptation of the Tijaniya order within local communities. Their work in fostering Islamic education and spiritual guidance demonstrates the continuity of Elhaj Omar's legacy in uniting faith and practical leadership. To conclude, Professor Omar Dia's book is a remarkable contribution to the study of Islamic reform, West African history, and Sufi leadership. By meticulously tracing the life and legacy of Elhaj Omar, Professor Omar Dia provides a deeply engaging and balanced exploration of a figure whose contribution transcends his time. The book's strength lies in his ability to bridge the spiritual and the temporal, portraying Elhaj Omar as a Sufi leader who saw no division between personal piety and societal transformation. Professor Dia's discussion of Sufism as both a spiritual discipline and a socio-political force challenges conventional notions of mysticism, offering a fresh perspective on the role of Sufi brotherhoods in shaping history. Furthermore, the work's engagement with West African Islamic traditions enriches the global understanding of Islam, demonstrating the diversity and adaptability of the faith in different cultural contexts. In essence, Professor Dia's work is not only a celebration of Elhaj Omar's life and achievement, but also a call to reflect on the enduring legacy of Islamic reform in shaping society. As Professor Dia poignantly concludes, the life of Elhaj Omar Al-Fouti is a testament to the transformative power of faith, intellect, and action, a legacy that continues to inspire those who seek justice, unity, and spiritual renewal. This sentiment captures the essence of the book and its relevance for readers seeking to understand the complexity of Islam in West Africa and beyond. Through his meticulous research and profound insights, Professor Dia has crafted a work that will undoubtedly stand as a cornerstone in studying Islamic reform movements for years to come. I wholeheartedly recommend this book to academics, students, and anyone interested in transformative power of Islamic faith and action. Elhaj Omar's philosophy offers timeless lessons on justice, unity, and the pursuit of moral and spiritual excellence, making this book a cornerstone in the study of Islam in West Africa and beyond. One can conclude that the life of Elhaj Omar Al-Fouti stands as a testament to the enduring power of faith to inspire change, not only in individuals, but in entire societies. I hope and pray that my humble efforts in analyzing this tremendous work of excellent research and significant study have been worth your patience. Where I faltered in my efforts, I carry full responsibility and recognize my limitations. Where you have gained any worthwhile enlightenment, I attribute all to Allah's blessings. If you were bored, however, please accept my profound apologies. yàlla mu ñu ko xiiwalal ci kàngaami réew mi ñu ngi koy gërëm ci démb ci taxawaayam ci jàngkati arab yi ci bitim réew rawatina Saoudi ba mu fa nekkee waaye ñu ngi koy gën a gërëm itam bi mu ñëw see taxawaayam ci réew mi rawatina xam-xam bu rëy boobu muy joxe ñu ko wax Minbaru Nuur ca QTV tabarakallah ci Islamic Council am na mbégte di wax ne bokk na ci ñi gën a dëgëral council bi jàppale ko ci ay liggéeyam muy usratu Jaheen fii ci biir réew mi ñu ngi dimbale ci Islamic Council ci kaas ak kaayin loolu luñ tënk la ngir bañ a guddal waaye foog naa ne bés ni ki tey koppar yi nga xam ne sax ko Islamic Council mu ngi ciy doxalee ay mbiram ñoom day wax dëgg yàlla lañ cay def suñu neexoon ne kenn defut ko rawatina nag yeneen yi nga xam ne ñu ngi koy def kon docteur ñu ngi lay ñaanal ci liggéey bu rëy bu am solo bi nga xam ne day wane lu rëy ne li arab di wax gaynde gu ndaw gi gu mag gi moo ko jur li mu ci jublu mooy docteur mu ngay représenté school boo xam ne benn la ci school yi tabax islam ngank ko ci
throughout of history mooy sophisme. Islam nag ay madaris ñoo ko sos waaye madaris yooyu yëpp ñoo bokkoon di dund together ca Baghdad gannaaw buñ déparé ca Medina ak Makka jaar Baghdad ak Kufa romb Dimashqa ñëw Misra te tabax fa xam-xam mu tasaaroo ci àdduna si ñu dem Xayrawaan dem Andalus dem Ankara Istanbul ba egsi fu nekk school yu bari ñoo bokkoon together taaw woon l'islam kon fu ñu bëggee la dëgëre l'islam duñ mën a marginalize ab school ne bokkut ci buñ ko defee islam dina am problème loolu moo tax islam nag Supreme Council mu gis ne moom tàllal na loxoom pour liggéey ak mboolem madaris islami yi nga xam ne ñoo tabax xadaara islamiya nga xam ne docteur Jami ci ñooñu la bokk di ko ñaanal fan wi gën a gudd barkeem gën a yaatu ñu koy jàppale yàlla barkeel seen mbir asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Saatal Qaadi xam naa yooyu mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu bindoon ci programme bi na ñëw fii jóg gannaaw bu ñu santee nag xulafaa yi fi teew yépp nga xam ne tudd nañ leen ca tàmbali ba waaye nag di ci jagleel suma boos di Chief Justice Assane Diallo mi nga xam ne mu ngi fi toogal xilaafatu Cerno Aboubacar Zeydi Diallo mi nga xam ne feeñ na aw turam ak liggéeyam feeñ na lool ci liggéey yi nga xam ne moom la ñuy feeñal tey xanaa bon ni ñuy def rek ñu dem ci borom jotaay bi nag di professeur docteur Omar Dia am na ñaari kàddu rek yoo xam ne moo koy joxe ngeen dégg baatam rek loolu moo waral mbir mi waaye mënoon nañ ko wax sax on his behalf balaa ñoo dem julli suñ jullee ba pare tam benn xulafaa yi fi teew yépp kenn ku ci ne tey dinañ la jox bukk ak ñeneen ñoo xam ne dinañ leen jox bukk waaye loolu damay ñaan suñ jullee ba pare rek incha allah mun nañ sax ca jotaay ba foofa ñu joxe ko bi isnillahi taala kon ma dem ci professeur docteur pour mu joxe kàddum yooyu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام صلاة والسلام ne góor gi nee na gannaaw buñ santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne mu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di sant ñëpp sant bi nag mu ngi tàmbalee ci yàlla mi nga xam ne moo ñu fi indi moo ñu bind moo ñu fi amee itam nee na kàddu gi ne gu gàtt la mooy kàddu gi nga xam ne moom la doon jéem a wane ci lim binda ne téere yi nga xam ne indi nañ ko fii dafay jéem a wax tuuti ci li nga xam ne moom lañ war a xam ne suñ borom subhanahu wa taala dafa wax ne mu ne wala mu ne yonent bi dafa wax ne daf ñu jàngal ci alquran ne yàlla ne maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun léegi ñun ñëpp kenn réerewul ci ne li fi ne dafa am ku ko fi def àddina bi nekk nii muy suuf si asamaan si dafa am ku ko fi def te it nag ki ko fi def moo ko yore gannaaw ki nga xam ne nag gannaaw ki nga xam ne nag def na ko fi dafa am lum santaane dafa am lum santaane mooy lan ñu jàmm mooy nañ ko jaamu maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun neex ka aaya boobu nga xam ne moom la jàng léegi mu ne ibaada boobu le ne ibaada boobu moo tax mu bind ñu lan mooy ibaada ibaada mooy diine ibaada mooy diine diine mooy lan diine mooy lan
diine bi nga xayal ba nga xam ne moom la ñu yàlla sant. diine bi nga xam ne moom la ñu yàlla sant. daf ñu ko jàngal. daf ñu ko jàngal. daf ñu ko xamal. daf ñu ko xamal. yàlla ci boppam. yàlla ci boppam. teewut. pour wan ñu ko. dafa am. téere bu mu bind. téere bu mu bind. mooy alquran. mooy alquranul karim. mooy téere boobule. ne téere boobule. mu jox ko yonent. mu jox ko yonent. yonent bi. moo ñu jàngal diine. diine nag. ne diine nag. mooy lépp. ne mooy lépp. képp koo xam ne. képp koo xam ne. yàlla bind na la. yàlla bind na la. jox na la diine. jox na la diine. yàlla mu ne. ne yàlla nee na. wa in min shay'in. illaa yusabbihu bihamdihi. illaa yusabbihu bihamdihi. sabbal mooy lan. ne sabbal mooy lan. mooy jaamu ki la fi indi. garab yi. ne garab yi. sabbaha boobu moo tax ñuy màgg. ne sabbaha boobu moo tax ñuy màgg. di dund. di meññ. waaw. gannaaw bi mu bindee nag àddina yëpp. gannaaw bi mu bindee àddina yëpp. dafa def àddina mu mat. dafa def àddina mu mat. dafa jag. dafa jag. dafa baax. dafa baax. dafa sotti. dafa sotti. mu bëgg nag. lim fi def mu mat. lim fi def mu mat. te baax. te sotti. buñ ko yàq. bu mu yàqu. ne bu mu yàqu. gannaaw nag moom. ne gannaaw nag moom. fokk mu am ku fi def. fekk mu am ku fi uutal. ku mën a toppatoo loolu. mooy. téere bi mu bind. ne mooy téere bi mu bind. ak ndaw li mu yónni. pour ñu xamal ko. gannaaw loolu mooy diine nag. gannaaw nag loolu mooy diine. diine nag. ne diine nag. niñ ko xamee ñun. inna diina. indallahi al islam. kon nag lislaam. ne kon nag lislaam. mooy diine ji nga xam ne. moom la ñu yàlla sant. ñu jëfandikoo ko. pour ñu xam ko. diine jooju nag. ne diine jooju nag. niñ ko tëralee. mooy gëm yàlla. mooy imaan. islaam. ak lihsaan. imaan. pas-pas la. da nga koy def ci sa bopp bi. islaam. nee na jëf la liggéey la. da nga koy liggéeyee. lihsaan. ne yëg-yëg la. ne loolu nag. pour nga def ko. ci ni nga xam ne moom la yàlla santaane. ne fokk rek. nga am ku la ko wan. bi mu la ko wanee nag. mooy islam bi. jëf la. imaan bi. pas-pas la. ihsaan bi. yëg-yëg la. léegi nag. su fekkee yaa ngi jaamu yàlla. di def imaan ba mat. def islam ba mat. di def ihsaan ba mat. islam boobule. moo lay yëkkati. ba wan la yàlla. ba wan la yàlla. nga yëg ne. li fi nekk moo ko fi def. te it moo ko yore. gannaaw kooku nag. léegi. li ngeen gis ci li nit ñi wax fii tey. ne li ngeen dégg fii yépp nit ñi wax ko tey. mooy li Omar waxal. mooy li Omar wax ak. keneen Omar bi. yëpp mooy ne. ne yëpp mooy ne. Alaaji Omar Fuuti. lim doon jéem a wane. mooy diine jile. mooy lépp mooy diine ji. ne diine jooju. soo ko defee niñ ko waxee. léegi nag. soo ci continuer. liñ la digal nga def ko. liñ la digal nga def ko. nga ñambaas boole ci leneen. loolu moo la yóbbu foo xam ne. ne loolu moo la yóbbu foo xam ne. moo lay wan. ki nga xam ne moo fi indi li fi ne. ki fi def li fi ne. kooku soo ko xasee am. ba gis ko. da nga koy dund nag. ne mooy nag. martaba boobu.
la la fay yóbbu da ngay def da ngay def lim la sant lim la sant waaye nag doo ci yem waaye doo ci yem moo xam hadis bi mu ne hadis bi nee na mu ne yàlla mu ne yàlla mu ne li ma gënal li ma gënal sama jaam ci sama jaam def li ma ko sant mu def li ma ko sant waaye nag su ko defee ba pare waaye su ko defee ba pare dafay nawaafil ba di def ay nawaafil affaire nawaafil lu dara lu mooy ne nawaafil na du dara lu mooy dul def lu baax mooy def lu baax ci réer ne ki réer nga xamal ko ki ñàkk nga jox ko nga jox ko tiit ku tiit nga defal ko nga defal ko di def yeneen di def yeneen yoo xam ne yoo xam ne da nga ko waral sa bopp da nga ko waral sa bopp pour jege yàlla pour rek jege yàlla rek soo ko defee ba am nag soo ko defee nag ba am ci yàlla nag ba àgg ci yàlla yàlla mu ne ni yàlla mu ne man maay nekk bët yi man maay nekk bët yi ngay gisee ci làmmiñ wi ngay wax làmmeñ yu ngay waxee loxo yi loxo yi ngay téye tànk yi ngay doxee loo ma ñaan ma may loo ma ñaan ma may la ko loo ma musal ma musal loo ma mus lu ma mus ma kooku musal nag mooy maqaama bi nga xam ne kooku mooy maqaama bi nga xam ne moom la Cheikh Omar daan wut moom la Cheikh Omar al Fouti doon wut su ko amee nag ba mu ko amee moo tax mu indi moo tax mu indi ak dégg ak dégg ci diine ci diine bu kewu bu kowe boo xam ne boo xam ne mooy ibadatul rahman mooy ibadatu rahmaani maqaamil bi maqaamil ihsaan boobu nag mooy ne boobu nag mooy da ngay fexe ba da ngay fexe ba def loo xam ne def loo xam ne daf lay dimbale daf lay dimbale socc sa bakkan ci socc sa bakkan laabal sa xol laabal sa xol leeral sa xel leeral sa xel loo loo waxati yàlla la yàlla la foo nekk foo nekk yàlla la yàlla addina bi nag dafa tas àddina bi nag dafa tas li ko jaxasee li ko jaxase mooy sóoru yàlla rek mooy sori yàlla rek suñ demoo ba gis yàlla suñ demoon ba gis yàlla yàlla nag yàlla nag ne yàlla nag lu mu bëgg lu mu bëgg nga gis ko nga gis ko nga ànd ak moom nga ànd ak moom amee jikkoom ami jikkoom def lu mu la wax def lu mu la wax da nga fexe bee nga fexe ba sa xalaat sa xalaat yàlla la yàlla la sa wax yàlla sa wax yàlla la gis yàlla sa gis yàlla la soo xasee gis yàlla te li ngay wax soo gisee yàlla ci li ngay wax doo mën a fen dootoo mën a soo fen gisee yàlla ci sa bopp soo gisee yàlla ci sa bopp doo mën a rëy doo mën a rëy léegi surtout yàlla ci mbindeef soo gisee yàlla ci mbindeefi yàlla yi doo leen mën a tooñ doo leen mën a xeeb doo leen mën a doo xeeb leen mën a fonk doo leen mën a soo amee jikko yàlla soo amee jikko yàlla mooy diine mooy diine diine du dara diine du dara lu mooy nekk yàlla nekk ak yàlla na nga fexe ba yàlla nekk ci sa xol na nga fexe ba yàlla nekk ci sa xol jërëjëf góor gi nee ñàkk lépp jërëjëf góor gi jërë ngeen jëf moom nag moom xam nga yéen ñëpp xam ngeen ko su xasee ba dugg ci yàlla soo moytu dinañ fi dem ba bër set ñu ngi jéggalu bu baax a baax di leen yëgal rek ne lu yéeme dafa feeñ ci book bi nga xam ne moom la docteur Omar Bari doon review ki ko doon review Omar la tudd ki ko bind Omar la tudd ci këñ ko bind Omar la tudd ñetti Omar